ñëpp ñoo ci bokk yam wala déet. donc am na juróomi mandarga yu ñuy xàmmee njiit juróomi mandarga yooyu ku la ko ëppale moo la ëppale capacité de leadership yooyu. donc kon mandarga yooyu faaw ñu xam ko ak mandarga yooyu bu ci nekk nan la nekk woon Sëriñ Tuubaa. am na solo te dinaa koy peese diggante Sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala ni mu nekkee woon ci moom ak Seydina Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam ni mu nekkee woon ci moom. ba ñu xam ni kii mooy kee benn la bu njëkk bi. li ñu tuddee az-zaka leader faaw mu am intelligence. dafay muus yeewu day yeewu. lan moo tax muy mën a yeewu parce que bu yeewul du mën a analyser du mën a analyser li nga xam ne mooy système bi muy dund. du mën a analyser ban système de développement lay indi. ban yan changement la war a indi. loolu ba mënul am analyse doo ko mën a def. léegi question bi ñuy posé mooy pour nga xam kii yeewu na wala yeewul noo koy xàmmee. pour nga xam ni est-ce que kii yeewu na wala yeewul noo koy xàmmee mën nga koo xàmmee ci ay question réponse ay question réponse moo tax Abu Sufyan bi mu demee ci Hiraql ba muy waxtaan ak moom mu koy laaj Yonent bi sallallahu alayhi wasallam yéen jukka la yor mu koy xamal ni Yonent bi sallallahu alayhi wasallam kat nekk na koo xamante nii kat ñun ci ñun la màggee ci la yaroo ci la defee lépp mais question yi nga ko doon posé lan la ci jublu pour xam est-ce que kii dëggantaan yonent la wala du yonent Sëriñ Tuubaa bi mu demee ci bureau ba ca Ndar am na ay question yu ñu ko posé woon bokk na ci mooy lan mooy yoonu murit fan la juddoo kan moo ko njëkk a woote fan ñu ko yar fan la nekk donc loolu question la woon yoo xam ni tubaab bi da koo préparation bi ñoom dañoo muus macha allah ay parce que tubaab bi il faut ñu xam ni ñi fi indi woon du ñu ay coone dañoo foog tànnoon ay leader yu mat sëkk leader ñu yabal leen fi ngir ñu mën a noot ñi fi nekk kon donc ñu mat sëkk lañ indi woon mais dañ leen fekk ku fi gën a mat muy Cheikhuna radiyallahu Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala da leen a gën a mat ci côté yëpp dëgg la léegi question yi ñu ko doon posé lan lañ ci jublu pour xam moom lii muy wootee nan la ko wootee ak fan la taalibe yi nekk su ko defee ñu mën koo ndar képp mën ko éliminer mais ñu xool ni mu leen tontoo bu ñu ko laajee li ngay woote lan la mu ne al iman al islam al ihsan ñu ne ko ñan ñooy say taalibe mu ni fépp fu jullit nekk sama taalibe nga fa koy wër di nga sonn wër ba sonn donc loolu ci intelligence la bokk mooy nga am réponse boo xam ni koo ko wax day wedam dootul xam lu mu ca teg mu posé waat ko beneen question ni ko kan moo ko njëkk a woote mu ne ko Abou Hassan As-Saazili Cheikh na Cheikh Ahmad Tidiane ak Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani koy wër ba tey Afrique l'islam gépp nga wër donc kon mu nekk signe boo xamante ni ci signe leadership nga xam ni ki nga xam ni da ngay waxal dafay muus dafay am capacité d'analyse xam li nga koy laaj lan nga ci jublu mais aussi mu tontu la tontu yoo xam ni dafay dëggu parce que leader faaw muy dëggu ci ay waxam du wax safaan day dëggu ba pare nekk loo xamante ni yow bu la waxee da ngay wedam doo mën a xam ni tontu yi du baatin moom dafay leer dafay leer non xel la capacité d'analyse parce que il faut nga mën a analyser li nga xam ni moom ngay wax beneen bi nga xamante ni lu am solo la ci capacité d'analyse yooyu ma lay wax bi mu ñëwee ba kokki bi muy dem ci géej gi nga xam ni bi mu ñëwee ci bisu alal ba kokki ba commencé bi asma ahlu badar bi muy dem Louga fas bi mu yoroon dafa gaaw am doole di dox yu lu gaaw tubaab bi naan ko xaar ñu mu ni leen ana nit ki nan lay jël see nit jàpp ne da koo jàpp ma koy naan ko xaar ma day wedam donc loolu lañu tuddee capacité d'analyse nga xam ni muusaay gi day feeñ ci ay tontom day feeñ ci ay waxam day feeñ ci ay jëfam loolu mi ngi leen di xamal ni ñu ngi dem waaye jàpp leen ma muy asiru ma al abrari xiina asiru wa zama ida anni hunaka asiru nga xam booba suñ ñoom itam su fekkoon ni dégg nañ sëñ bi foofa dañuy teel dëpp bàyyi sëñ bi moom parce que xam na leen moo tax sëñ bi boo xoolee xas da gi mujjee bind bi muy dem ci géej gi mooy xasbunallah wa ni'mal wakil mu ni xamitu man yaasimuni min ad-darar min kulli shaytan wa jinni wa bashar kon loolu mooy premier critère bi xam naa lu xóot la du ma ci mën a yaatu ndax temps bi day xat muy intelligence ñaareel bi mooy li ñu tuddee ak tarbiya alxiyaadiya maanaam nga am environnement leadership fan koy waajale waajal gu njëkk gi mooy say wayjur gis nañ na soxna Jaara Buso radiyallahu taala anha moom ci jëm boppam moom mi nga xam ne moo war a waajal sëñ bi ñëpp xam nañ ni mu mel ci jikko ci njàng ci sangu ci maam ni mu meloon ci wàllu saayir boo gisee ni coleen gi sangewu gu mat sëkk mu doon ku mat sëkk kon wóojuru mat sëkk ci wàllu préparé ki nga xamante ni tey moom mooy Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu nga xam ne kenn mënu koo jaar ci wajuru jigéen ba jam ko ci benn côté du mën a nekk leer na te loolu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo seetloo moom it dafa amoon environnement leadership ndax Abdul Muttalib bi nga xamante ni tey moom moo wóojuram gaañu ba mu yor ko moom moo jiite woon Màkka nga xam ni bi mu jiitee Màkka dafa amoon mooy xajul Ismaïl bu fekkee ku ma sa dem Màkka mooy kii bu weex boobu foofu lañ daan toog daan waxtaan
bu ñu fa daan toog dañ daan jël képp koo xamante ni ay jiit la wala kilifa bu daan ñëw Màkka rek ndax buur yi bu daan aji si foofu lañ daan toog di waxtaan jotaay boobu yenn saa da ko daan fekke boobu mu koy fekke dina ko tax mu mën a comprendre képp koo xamante ni tey yaa ngi doon ñëw ci jamono jooju rek day comprendre tey waa romains yi nan la ñuy doxale waa perse nu ñuy doxale waa xabasha nan la ñuy doxale mu mën a commencer am benn environnement boo xam ni moom day mën a préparer boppam environnement boobu Serigne Touba aussi da ko amoon ñëpp parce que ñëpp xam na ni Mamour Anta Sali taqoo gi mu taqoo woon ak la Joor digganteem ak Mbaba Jaxu Ba donc Serigne Touba aussi dafa amoon environnement leadership nga xam ne laataa muy woote xam na li xew xam na nan la buur yi dundee xam na nan la buur yi dundee xam na nan la dàcc dundeek buur yi xam na buur yi nan la ñuy dundeek tubaab bi xam na buur yi ni ñuy dundeek borom xam-xam yi xam na système bi ba mu leer naa ñi loolu la ñu tuddee environnement leadership donc environnement leadership boobu dafa nekk lu am solo ci wàllu njiit bu ko defee da koy permettre bu mënee indi changement mu xam naka lay mën a résister ba ak aussi ban système de changement lay proposer ndax kon muy ko woon tonton ba mu leen tontoon ba Mamour Anta Sali demee ba ni ko demal nga siyaara ji Lat Joor ak yu mel noonu ba mu indi xasidaam googu loolu sax dinaa ci gën a taxaw parce que dama la capacité orienter l'équipe bu ma ñëwee ci deuxième point mooy comment orienter l'équipe dinaa ci gën a yaatal parce que parents yi ni ñu koy analyser ak man xëy na ci xam-xam bu gàtt bi bu gëstu yu ma ci def ni ma ko gisee xaw na wuute dinaa ci ñëw insha allah pour ma ñëwaat ci point bi mooy environnement leadership bi soxna Jaara Buso radiyallahu taala anha ni mu waajale Serigne Touba nga xam ni ci tàmbali gi ko am ci saa juróom-benni at maa ngi tudd ci kàddu gi mais pour nit ñi mën a comprendre ci juróom-benn at ci saayir mu ne ko kaane min da bi saalihin xiyaamu layli mu ne ko gaa yu baax yi kat dañuy naafila fajar dañuy naafila guddi loolu mi ngi koy wan ni yow ku baax rek nga war a doon mu ngi koy wan ni yow ci ñu mag ñi nga war a doon donc loolu engagement bu am solo la ak orientation bu am solo la ci jamono ju teel ngir itte ju kawe kon donc loolu nga gis ni waajur wi ni mu ko orienté ci yitte ju kawe ci jamono ju teel mais moom it mi nga xamante ni moom la ñuy orienté mu neex a orienté lool waaw dëgg la neex a orienté lool jël waxtam yépp jox ko subhanahu wa taala moo tax mu ni rabba liyan naafiu alwahabu ashkuruhu maa dumtu xajan bi xawli alhamdulillah dellu waxaa ni subhaana allazi addabani fa ahsana ta'dibi id haddabani man Serigne Touba kan moo ma yar yàlla moo ma yaral boppam ndax yitte yi mu amoon ci diggante subhanahu wa taala ak vision bi nga xam ne amoon na ko ak waajuram orienté bi nga xam ne orienté nañ ko ba mën a tegu ci yoon bu baax kon nee naa la signe bu njëkk bi mooy intelligence ak zaka ñaareelu signe bi mooy environnement leadership ñetteelu signe bi mooy al jiddiya njiit day efficace du yàq temps waaw dëgg la du yàq temps ndax nag li olof naan loo amul laaj ma jox la loo xamul laaj ma wax la foo gestu gis ma mënul nekk moo tax Serigne Touba amul lenn waxtam bu niil bu daan wàññi sax da nga gis maan iman islam ihsan mag ñi sëñ Abdul Ahad radiallahu taala anhu bu daan laaj bërëb sàngam ba bërëb sàngam ñaata kilomètre la xam nga nu ko daan laaje ñaata isibu Alxuraan lañ ci mën a jàng nga xam ni seen waxtu yépp dañ ko planifié Serigne Touba radiallahu taala anhu ci gëm gi nga xamante ni gëm na ko efficacité am nga gis ni lu mu wax ubayiu yawma rasulullah Mustafa bi xidmatin wa asallahu alwafa boo delloo ci raaya ba tey mu ni xalbi lahu fi itaabi jismi takraaru li annahu lil huda wa nuuru jaraaru yalumu jismiya daban fil julusi bila ilmin wala amal wa nafsu xaraaru kon Serigne Touba aw ma waxtu bu may yàq sama waxtu yépp maa ngi ko def ci ñaari mbir ci xam-xam ak production maanaam indi ay liggéey yoo xam ni dafay jariñ jaam yi kon donc loolu aussi ci mandarga yi nga xamante ni am na solo moo tax bi muy sant jeunes yi lu mu leen wax laa tastaxilu an il huda wa bil ulumi istaxilu fastaxilu bil xifzi wa tilawa wajtanibu majalisa shaqaaw wa laazimu man la yazaalu aabida li rabbihi ila huda wa xaida fa kullu man tabadar waxta sigri ila huda istaraax waxta al kibar kon da ngay gis préparation bi nga xam ne aussi mi ngi koy préparé jeunes yi pour ñu nekk ay leader Sëñ Tuubaa tabaxul ay nit ñu simple ay leader la tabax parce que ñoom ñoo mën a téye kon loolu mooy ñaateelu mandarga bi dafa bokk ci mandarga yi am solo mooy li ñu tuddee ak tawaazun diggu doomu ci dund lépp lu dund gi war nga jox ko lépp lu subhaanahu wa taala soxla nga jox ko parce que rabbana aatina fi dunya hasan wa fil aaxirati hasan wa qina azaaban naar kon ñaar yooyu Sëñ Tuubaa da koo taxawoon nga gis njabootam gi ku ci nekk ni mu la préparé jàngal la alxuraan yar la fam la war a yare fa def duplication ku nekk sañcu dëkk mokkal alxuraan def duplication boobu loolu li ko waral mooy ni mu balancé woon aussi nga dégg maan salaatu sitta bi mat xis sitta kon sëñ bi dafa diggu doomu woon ci léppam
beneen point bi nga xam ne aussi am na solo ci environnement leadership ci si leader. mooy ñu tuddee al jura. audace. jiit da ngay am audace. lan mooy audace. audace mooy li nekk ci yow nga koy wax bu am teggin wax bu dëggu. bu dëggu waaw. Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu nekkee ci tout tànk bi muy dem Cham ànd ak nijaayam Abu Talib dafa dajeek benn juif benn yahud mu laaj ko ni ko nan nga gisee nu mu tuddati seen kii yooyu seen xërëm yooyu nan nga leen gisee. Yonent saa ni ko musuma bañ dara ni ma bañee yooyu noonu. ni ma bañee xërëm yooyu musuma koo bañee dara. donc audace la am. ngir tontu li nekk ci moom muy bëgg leen ñooñu rek la bañ. ñooñu rek la bañ Sëriñ Tuubaa radiyallahu taala anhu moom it audace gi mu am ci gis lépp loo xamante ni tey daf safaan la bu war koo orienté du ci am lu mu koy sikk. moo tax boo demee ci laysal birr. yaa ayyuhal yahuud wan nasaara baarastumul mumtaqimal jabaara ni leen lastum ala shay'in iza lam taf'alu bima bihim wasaakumul mufaddilu nekku leen ci dara te def leen li nga xamante ni moom la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon audace la jàkkaarloog ñoom di leen wax lépp loo xam ni tey moom leen war a wax kon dañuy gis ni développement bi nga xam ne Serigne Touba radiyallahu taala anhu moom mooy signe yi nga xam ni Serigne Touba indi na ko kon muy signe yu am solo yoo xamante ni tey buñ ci delloo di ci yaatal xëy na mën nañ cee yàgg mais audace boobu tamit dañ koy fekkaat bi gannaaw xare Samba Sadio ndax ñëpp xam nañ xare Samba Sadio la ci xew jaam yi nga xam ne jàppoon nañ leen daan leen di yóbbu Serigne Touba képp ku masaane jébbalu ci moom daan nga delloo ko Lat Joor nag loolu neexu ko woon ba metti woon ndax bu fekkee borom xam-xam ya fa dajo woon yëpp wala bokk ci jamono jooju ñëpp ne nañ ko ñii nga jàpp ay jaam lañ da nga leen a war a jàpp ba mu des kenn muy Serigne Touba radiyallahu taala anhu Lat Joor doon jéem a fexe pour nu mu dajeeg sëñ bi ngir poser ko question boobu mais sëñ Touba moom li mu leen waxoon rek ci audace am ba tey ci tontu bu leer bu ànd ak teggin ni leen boroom xam-xam buy dem ci nguurug àdduna dafa mel ni weñ wuy taxaw ci gannaaw kër mooy am na lu leen xamal donc ci jamono jooju ñu ngi doon fexee di jéem a dajeeg sëñ bi di jéem a dajeeg sëñ bi ba suñu borom dogal benn bis ñu daje Lat Joor nag daal di profité daal di Xaadima Jaxate Kala ñu ko kat gannaaw depuis boobu ba tey ñu ngi koy jéem a jot mënuñu ko jot tey war nañoo mën a profité ci jotaay bi ngir kat loolu mu wax ñu fu mu ko teg biñ dikkee ba jotaay ba commencé ñu commencé waxante maanaam ñu bëgg sëñ bi dellu ci li mu waxoon sëñ bi dafa joxoon Xaadima Jaxate Kala ni ko ba ma te bu ma ko waxati ba ma te bu ma ko waxati bi mu ko joxoñee dafa daanu allahu akbar Lat Joor nag gannaaw buur la bëggul li daal Xaadima mu dal ko mu tas jotaay ba ci loolu nag après ci gannaaw ga Xaadima Jaxate Kala jàpp ni sëñ bi da koo jàppal mer ba bind benn xas da jox ko sëñ Tuubaa tontu ko ni ko yaa aabiran sabaha xawlii ba ma te bu ma halik tafayta xawlii bi ana nii meru ma taklimu naa bihima lam yekku yam naxu na bu ay daxu biu saali laa taxul bana ma waaw ni ko li ma la wax ni li ma la wax naan la maanaam ba ma te bu ma du daala ci man bul wax ni bana ma ndax kat sama kilifa nga te nag saa yu ma amee jot kóllëre gi nga xam ne moom laa séq ak yow ngay sama waajur kóllëre googu mi ngi fi waaye lépp lu neex yàlla du ma ci xool kóllëre li neex yàlla subhanahu wa taala ci lay dem kon donc juróomi mandargaa mi noonu yoo xam ni dafa nekk ci Seexuna Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu noonu mu nekk ci moom noonu la nekk woon ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que bu ñu seetloo ci wàllu intelligence Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gis ngeen muus gi mu muus parce que ci gazwatu Badar bi yéefar yi ñëwee mu bëgg a xam ñaata personne lañ dafa am ku mu yebal ñu ko demal nga xoolal ma ñaata personne lañ mu xool gis personnes yi xaw a tuuti ci moom mënu ko ñooy ay 200 ay 300 lañu mat parce que yàlla subhanahu wa taala moo indi xekk ma ba ñoom ñu xool bu ñu xoolee yéefar yi dañuy gis groupe bu ndaw ngir mën a am fit mën a jàmmaarloo ak ñoom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci analyse am xam nga lu mu ko posé ñaata giléem la ñuy rey par jour mu ne ko fukki giléem mu ne ko kon ñoom entre 1000 à 1100 lañ parce que giléem gu ci nekk téeméer nit ñoo koy lekk loolu capacité d'analyse la mooy xam dëggantaan mën a seetu muus moo koy mone Sëriñ Tuubaa aussi radiyallahu taala anhu kon gis nga ni mu dëppoo Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci muusaay ga audace gi tamit gis nga li ma la ci waxoon sànq mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi ko waa ji laajee nan nga gisee Hubal Laata ak Uzza mun la mënumaa bañ ku ma bañee noonu Sëriñ Tuubaa radiyallahu taala anhu ci Samba Sadio gis nga aussi ni mu ci taxawee gis nga aussi ni mu doon tontoo juif yi ak chrétiens yi ci laysal birru an tuwallu wujuhakum mun xasida goo xamante ni man daf maa yëm lool kon donc yooyu mooy mandarga yi nga xam ni mi ngi woon ci sëñ bi kon donc sëñ bi mandarga yooyu nekkoon ci moom bi mu dikkee aussi
ci la jaar ci yoon moom mu war a jaar ngir indi benn innovation boo xamante ni incha allah xam naa bu ñuy dugg ci biir thème bi ba gën a xóot mën nañ ci gën a yaatal kon loolu mooy capacité bi nga xam ne mi ngi woon sëñ bi